Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi ziare ñëpp di nuyu ñëpp waaw di kontaan encore kontaan trop di ñëw ci mon point de vue waaw di ko tàmbalee ci benn njaal suñu benn vieux bu ñu nekkaloon na amoo siis benn paa bu baax vieux sow paa ci vétéran yi ñoo doon nekk ndowoon foofu quoi pour bu baax di jël njaal bi di ko teg ci loxo président Bokum mu yeggali ko ci tout le monde Père Kassé tout le monde waaw di nuyu les vétérans vraiment di leen nuyu waaw grand Père Ndiawar maa ngi lay nuyu grand Raxu amoo siis maa ngi lay nuyu di nuyu chef de quartier Bokum président maa ngi lay nuyu baax a baax ñëw Cheikh Ngom di nuyu sama nijaay Baara jël ñuy bi teg ko sa loxo nga yeggale ko ci ñoom Thierno ñoom Boy Sène ak ñooñu quoi am nañu ni nuyu yéen ñëpp di nuyu daal ñëpp bu ma limee damay juum waaw bu ma limee daal damay juum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi samay booy su may des amis yi nga xam ne ñu ngi nekk ko ñu njaboot gi am fa benn litige bu ñu bëgg a am benn affaire u terrain ak yooyu maa ngi leen di nuyu di wax ni sama xel mu ngi foofu sama xel mu ngi ci bu baax a baax waaw di leen nuyu nag bu baax di nuyu Jano ak ñi mu nekkal foofu di nuyu waa Sans Fil ba waa Waxinaan di nuyu waa Géejawaay ci kaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp lii pour wol leen rek man damaa war a wax parce que maay Géejawaay man damaa bokk ci Géejawaay juddoo fi yaroo fi màggee fi jooyu til yi fekk ma fi loolu wax jooju li ko waral mooy ni mon point de vue bi dafa am lu ci commencé am mooy des choses yi nga xam ni daf ñuy réconforter day tax ñu gën a dëgër gën a continuer di wax suñuy wax mooy des menaces ay affaires yi nga xam ni dañ koy jëmale ci suñuy kaw loolu moo tax ma tàmbali nuyoo noonu pour wol leen ni dañu bokk Géejawaay te tant que suñu làmmiñ bi mu ngi ñun dañuy wax tant que yàlla ñuy may possibilité wax dañuy wax loolu moom nit mënu ci dara au contraire boo menacé sax dañuy mën a gën a may doole pour ñu wax te tey suñu waxtaanu tey bi dina firndeel ni boo menacé da ngay gën a yokk xar mi karaw waaw tey suñu waxtaan bi dañ koy axé ci 3 points Wakhinane Nimzatt te Géejawaay Dakar quoi Wakhinane Nimzatt Géejawaay Dakar ak le Sénégal mais Racine yow laay interpellé waat directement yow moom duma la wàcc suma grand nga nag waaye duma la wàcc yow laay interpellé directement je veux damay laajte un agent municipal nan lañ koy falee nan la ñuy falee un agent municipal man je pense que ni loolu du élection xam naa le maire mooy ñëw gis ñu ko neex bu fal leen peut-être si c'est ça Racine kon yow bon war nañu xoolaat quoi war nañu xoolaat parce que Wakhinane Nimzatt am na des agents municipaux yi nga xam ni foofu du seen place y a des travailleurs am na ñu nga xam ne ñu ngi liggéey normal ay agents municipaux ay agents municipaux yu nga xam ni yu correct yu normal mais par contre y a d'autres yi nga xam ni xawma ku leen fa teg mairie bi suñu mairie la xawma ku leen fa teg waaye dañu defaraat seen toogaay loolu ci Wakhinane Nimzatt te Racine yow laay interpeller directement et je ferai tout mon possible pour ñu toog ñu waxtaan ci loolu man je pense que ni yow parfois man dama naan est-ce que Racine xam na li xew ci Wakhinane Nimzatt billahi je me demande ça je me demande est-ce que Racine Wakhinane Nimzatt xam na lu fi xew parfois boo xoolee yenn attitude yow yenn affaire yow da nga naan non c'est pas possible te bizarrement Wakhinane Nimzatt je n'ai que des amis là-bas su may xarit ñoom ñëpp tant qu'ils sont su may xarit lañu mais aussi ce sont des choses yi nga xam ni yëfu ñëpp la ñëpp a ko bokk donc les hommes qu'il faut à la place qu'il faut loolu dafa war a Racine une fois de plus loolu man maa ngi la ciy interpeller ci say agent contrôler say agent xoolaatal say agent
aussi projet yi nga xam ni ñu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci Wakhinane Nimzatt, je pense que ni bu fekkee xam nga ci dara donc tu es mal informé, vous êtes mal informé pour xam njëriñu pour xam bëgg-bëggu askanu Wakhinane Nimzatt. projet yi ngay yëkkati pour indi ko ci Wakhinane Nimzatt bu dee yow peut-être na vous êtes mal informé wala waxoog ñi nga de wala doo wax ak ñi nga xam ne ñoom nga war a waxal. sama point de vue bi passé newoon naa la ni bu fekkee ne yaa ngi liggéey sa liggéey dafa demee gauche loolu gëstu ci bu baax xoolaat ko bu baax lépp lu lay metti loolu ci loolu lay jóge lii ma lay wax nii lépp lu ma boo ci bàyyiwul xel lépp lu lay metti ci lay jóge man ginaaru kenn nenu ma te aussi lépp lu may wax intérêt ñi ma sax xam nañu lool ci man lu may wax intérêt ñëpp a tax may wax ñëpp a ma ku ma xam ma lool ci man te ku ma xam aussi xam ni xuuxatal wala doo fi waxee boo xamee Papis Camara dëgg doo ko wax loolu même bu la rusoon sax bu naru wax dina wax man kenn du ma xuuxatal kenn du ma wax ni fii nga war a waxee ça ne veut pas dire que ni aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy menacé Wakhinane non Wakhinane Nimzatt nit mënuma fa menacé man ce que je sais mooy ni Wakhinane Nimzatt fii ma dëkk nii non nit du ma mën xamala moo tax nit du ma menacé parce que tout le monde moo ko ne ñëpp xam nañ ni kii du ku ñuy menacé donc lii may wax ni interpellé ci Racine ak yooyu c'est pas parce que ni non c'est pas eux parce que foofu sincèrement man aw ma fa sens interdit ci mairie bi aw ma fa sens interdit lii may wax nii pour ñu gën a liggéey la pour ñu gën a defarwaat parce que seen poste boobu intéressé wu ma ça ne m'intéresse pas mais nag suñu yëf la ñu yor il faut ñu ñuy informer di ñu wax ñu koy jaarale ci li ñu bëgg waxoon naa leen ni élection municipale yi di ñëw nii suñu kàddu da ciy am doole trop. gis nga sama nuyoo boobu ma nuyoo xamal ni ñun suñu kàddoo ngi fépp diaspora bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax gis naa seen taxawaay waaw États-Unis ba Chine jàppee Europe partout gis nañu seen taxawaay ci panel bi gis nañ ko bu baax a baax te dina am du yàgg tuuti ñu ngi ciy liggéey ay affaires yi nga xam ni live lay doon direct ku si ne da ngay wax li nga xam ni mooy loolu waaw ñu ngi ciy liggéey nag c'était ça loolu moom mooy pour Wakhinane Nimzatt Racine Talla il faudra que nga ñëw toog même boo mu amul jot parce que il paraît que ni yow amuloo jot même boo amul jot ngir yàlla yonent bi jëlal weer nga ñëw toog xoolaat sa mairie reprend jëlaatal sa mairie jëlaat ko en main s'il n'est pas trop tard jëlaat ko en main ñu jëm ci Ndakaaru Njaay Sénégal dafa dellu ginnaaw ci wàllu xam-xam vous croyez que ni pensée unique xalaat benn côté rek boo xalaatul benn côté yow amoo xam-xam vraiment le niveau de réflexion suñu politiciens yi léegi si ba pare du niveau de baax na ba pare ñu am ay intellectuels yu tàppet ci Sénégal léegi ay intellectuels yi nga xam ni billaay wallaay tax dañu tàppet dañuy am sax seen point de vue dañ koy ragal wax parce que buñ ko waxee ñu ngi tiit buñ ko waxee dañ may saaga wala dañ may def ni may saaga day takk ci kenn saaga du takk ci kenn man maa dégg yéen a ngi taxaw ne Macky Sall man li ma gëm man Papis Camara li ma gëm mooy Macky Sall moo taxaw mu ne moom 2 mandats lay def moom laa gëm point donc li ko desee motul 3 ans Macky Sall bu jëndee avion est-ce que moom ku fii def 2 ans est-ce que c'est pour lui c'est pas pour lui d'autant plus que avion bi ñeneen ñu ngi ko entamé depuis 2018 achat bi ma gis des personnes yi nga xam ne nañu dañoo soxla réew mi ne dañuy bind lettre président na ko lettre bi laay bind président
su ma faloo damay jaay avion bi c'est pas vrai. Ce sont des menteurs ay fen waxuñu dëgg ku ci falu woon président doo jaay avion bi wala boo jaay avion buggoo Sénégal mais naxaate bi dafa ëpp, manipulation bi dafa ëpp, fen bi dafa ëpp. taxaw ne da ngay jaay avion non c'est des mensonges, c'est des mensonges. fen bi dafa ëpp. yow yaa ngi xeex ñu criminel. beneen bi aussi lu ma métti xawma M2D xawma M23 xawma M520 sa waay dimbali leen nit ñi, dimbali leen nit ñi ngeen dem liggéeyi. boo leen amul loo leen liggéey, bu dee démocratie ngeen di liggéey ngeen wax ñu ko, xeex démocratie ngeen wax ñu ko. dem leen ngeen liggéeyi, dem leen ngeen liggéeyi. liggéey ni yéen ngeen ne da ngeen di xeex démocratie, yéen ngeen ne da ngeen di xeex li nga xam ni ñoom ñoo am problème ci événement yi fi amoon problème yi. yéen le principal concerné chaque jour boo leen ñëw moom ngeen di def xawma seen coordonnateur la xawma muy Ousmane Sonko. vous ne le dites pas la vérité. moom est-ce que c'est pas votre coordonnateur et c'est le principal concerné. dëgg dafa neex. et Barthélémy Diaz moom il a très bien fait bi mu ne moom bokkul M2 xawma M2D xawma M3D parce que xam na ni foofu yëfu naafeq moo fa am. yëfu naafeq moo fa am ay des personnes yi nga xam dañuy wër ci télé yi suba ak ngoon man xawma ñu ngi liggéey xawma liggéeyuñu te li ñuy wax lépp li la majeure partie sont des mensonges. du dëgg, gëmuñu ko. des intellectuels taxaw di leen défendre duñ leen sax taxaw am fitu sax wax leen ni mais yéen ce que vous défendez ou bien li ngeen di wax mais concerné yi ñu ngi seen wet. liggéey nañu liggéey sa waay Sénégal bii léegi saaga ndey ak ay wone ay lu kenn xamul defe naa boo ko defut yow doo am doo tekki. defe naa loolu léegi pratiquement activistes yi ñooy diriger Sénégal, les activistes xawma xurum xarañ xawma mais vraiment delloo ngeen Sénégal ginnaaw complètement. ay débat yi nga xam ni c'est vulgaire. sàcc président bi sàcc la président bi kii li respecté wu leen kenn mais yéen boo leen fi faloo aussi ça sera pareil. loolu rek lañ leen di wax sàcc ngeen di duñu dem fenn. loolu doxalu Sénégal te nag nga yéen les journalistes man Sénégal léegi damaa jommi sax émission yi nga xam ne uniquement pour ay problème la pour régler des propres problèmes, pour régler seeni compte ñoom pour bëgg a falu ay émission bëgg a falu moo am Sénégal léegi émission bëgg a falu di créer ay émission télé ay émission dara pour ñu fal la wala di sos suba ak ngoon. yow ndem si yàlla doyen des juges yàlla na ko yàlla yërëm li muy dund fii mais yéen ñii nga xam ne yéen a di ko jéem a pousser bàyyi leen ko mu tàlli leneen loo leen fi créat c'est bëgg a def suñu dëkk bi dëkku comédien te ñun duñu ay comédien balaa maa dee ñuy non c'est dit n'importe quoi moo am fii ay intellectuels yoo xam ni amatuñu fitu penser xamatuñu fitu wax seen xalaat. parce que xoolal j'ai un ami bi nga xam ni moom il passe tout son temps chaque 10 minutes mu partager Facebook ay choses yi nga xam ni par exemple du n'importe quoi lay poster da koy poster ba pare personne kenn du commentaire ay postam donc loolu ça veut tout dire indiwaat leen xel indiwaat leen xalaat tey bis bu ñu yabee suñu kilifa diine yi yéen a tax ñàkk orma réew lu waay neex wax non c'est du n'importe quoi ku lu la wax lu la arrangé wul nga saaga wala nga menacé ko di n'importe quoi
te yéen ñiy menace yëpp da ngeen di fenn rek ay yëfu tàppet la doo leen def dara. Encore une fois de plus delloo si leen xel yi delloo si leen xel yi gis nga yaa war a wax tax nga wax ngay wax say musiba nañu moytu loolu nañu moytu loolu nga Sénégal bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk léegi da ngay gis ay nit ñi nga xam ne dañ naan du ñu bëgg a nekk président de la république mais li ñuy wax yow sa bopp da ngay xam ne ñii dañuy fen mais du ñu bëgg a manipuler la population. chaîne bi Yeewu Leen la tudd chaîne bi Yeewu Leen la tudd lépp luy manipulation wala luy naxaate dañ koy wax fii ay nit ñi nga xam ne dañ ne dañu bëgg a nekk président Sénégal lépp lu ñu wax suba ba ngoon c'est pas vrai am na mais supposons kenn kuy génn ne man su ma faloo damay jaay avion bi Macky Sall jënd barki démb loolu bëggoo Sénégal yow wala yow waxi yaa ma neex ngay wax wala nga taxaw di n'importe quoi nañu defaraat jikko yi wax ci xam-xam nañu wax ci xam-xam. par exemple mun dégguma kenn mu taxaw mu ne par exemple Ousmane Sonko bi mu demee Ousmane je donne un exemple Ousmane Sonko nee na dañ ko invité woon ci affaire écho mais man gisuma ñu commentaire sax lu dul di ko takkal ay kii rek ay médaille d'or xaw ma lan lañ koy takkal te man am na leen li nga xam ni man pratiquement sama différence ak Ousmane Sonko lépp foofu la c'est là-bas. gis nga Ousmane Sonko indépendance boobu ngay indépendance su dëkk boobu ngay wax noonu loolu existé tul le mot boobu sax la ñu war a dindi indépendance su dëkk amatul France sax indépendant wu l'Amérique la mi ñuy wax la première puissance mondiale indépendante ñu la France n'est pas indépendante vous-même vous dites que la France dépend de l'Afrique yéen a koy wax. nee nay wax ni presque richesse am yëg yëpp Afrique la koy jëlee donc la France n'est pas indépendante l'Amérique fan lay puiser ay ressources tel dépend ci ressources naturelles yeneen kii yéen a koy wax nga ne soit dañuy dem ñun kese wala ñu xam ni ñun nous ne sommes pas indépendants loolu du wax da ngaa juum gis nga ce qui est réel lu nga xam ni lu nit mënut a laam-laame lu nit mënut a nëbb mooy ni lu exister maintenant mooy lu am la gis nga la mondialisation boobu ñuy wax noonu mu neex nit ñi ça existe mu naqare la da nga ciy dugg kenn mënatul dem yow kese benn dëkk mënatul dem yow kese gis nga buñ la waxee ni waxi soit ay franc français franc kii gis nga loolu ce sont des processus yi nga xam ni tey du lu ñuy fooyee gis nga yéen pas ni ngeen di demee gis nga une monnaie n'est pas c'est une chose très sérieuse du lu ñuy fooyee gis nga souveraineté boobu ngay wax noonu souveraineté boobu ñuy wax noonu loolu dafa nekk leen li nga xam ni gis nga ci làmmiñ la nii rek mais munoo souverain ba doo soxla ñeneen da ngay soxla ñeneen ñi il faut nga soxla ñeneen ñi ay indépendant yooyu jamonoy maam yu njëkk yëla boo yooyu jamonoy traite négrière te loolu fàttali loolu passé na léegi ñëppay dund branchement dafay am par force mu neex la mu nax la bu fekkee ni da ngay jiitu yóbbu sa biir kër sax léegi parfois am na ni muy demee sax nga xaaj sa kër luwee benn ba loolu day am adduna bi moo tëddee loolu dañu soxlante donc nañu indiwaat xam-xam di waxtaanee xam-xam vraiment man namm naa débat yi nga xam ni moo doon am au temps yéen vous voulez dire que ni yéen politiciens yu bees yu ndaw yu bees yi da ngeen bëgg a wax ni yéen a gën a bëgg Senghor Sénégal da ngeen bëgg a wax ni yéen a gën a bëgg Abdou Diouf Sénégal da ngeen bëgg a wax ni yéen a gën a bëgg Ablaye Wade Sénégal nga xam ngeen ni boo leen koy waxu leen wax ngeen li si gën a dëgg de gënoo leen bëgg Sénégal te ñoom ñoo diri Sénégal ba mu yegg si fii te aussi
ay waay M2 xaw ma M2 3 musal leen ñu ci CPI yi musal leen ñu ci guerre civile musal leen ñu ci seen wax yooyu ay plainte CPI yi plainte bi ngeen ñëwee ba tey bi ngeen duggee ci politique bi ba tey ci la ñu commencé xam ay CPI ak ay plainte CPI yéen ngeen foog ni yéen dina non mais il faut arrêter yéen boo leen di wax yéen sax est-ce que di ngeen ci xool yàlla ñun suñu pays bu paisible bii jàmm ak salaam rek la ñu xamoon mais léegi lan la ñuy wax plainte internationale CPI plainte fii juge tel CEDEAO mais vous nous emmerdez yéen dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonent bi musal leen ñu ñun jàmm rek la ñuy wër. gis nga dëkk bi am na justice ku fi gisul justice nag kooku c'est ton problème yow yaa gisul justice. gis nga nguur suñu kilifa yu diine yii nga xam ne moom la ñu am fii li ñu fi wax rek moo fi nekk wut day sell wutin day sell dangaa bëgg a jiite dangaa bëgg dara mais teg ko ci yoon bul di créer bul di sos bul di def dara dangay wut demandel nit ñi seen voix man kat dama soxla réew mi man kat dama soxla quartier bi man kat dama soxla kii su ma fi ñëwee lii ak lii laa bëgg a def lii ak lii laa mu nekk lu nga xam ne lu yenu maanaa la waaye de billaahi li may dégg ñuy wax ni yëpp comme programme damay jaay avion beeg damay génn ci franc CFA damay réviser les contrats c'est pas possible dëgg dafa nekk c'est pas possible loolu ngeen di wax ñun yëpp 5 ans mënu xoolal 10 ans sax mënu ko wax ma ak 5 ans suñu la falee 5 ans nga am damay réviser contrat yi damay topp ñi sàcc suñu c'est pas possible ngir yàlla ak yonent bi man li ma soxla mooy na valeur yi ñëwaat xam-xam yéen politiciens yi fu mu toll nii sax yéen a ngi commencé dugal longoloo xawma ay ustaas lañu xawma ay ngir yàlla ak yonent bi indi leen xam-xam mu ngi tumuraanke fi Sénégal fu mu toll nii ay nit ñu nga xam ni ay xawma ay activité pratiquement ñoom ak ñoom ñooy yor micro yi ñu leen di invité ci télé yi ay journalistes yu ñàkk fayda yu nga xam ni xamuñu sax seen rôle xamuñu sax lu ñu war a wax xamuñu seen kii di invité n'importe qui ñuy wax n'importe qui ci ñuy wax n'importe quoi ci télé yi rafetul jekkul man li ma gëm Macky Sall a dit qu'il va faire 2 mandats il va quitter et puis même bu ko waxul sax loolu man je pense que ni je ne suis pas juriste mais je pense que ni ci yoon nee nañu moom jeexal na mais ku nga xam ni 2 ou 3 ans desewula fii nga ne da ngay jënd avion pour ton pays avion de commandement donc c'est pas pour toi jarul coow jarul wax jarul yuuxu yéen ñi demoon ñu ci bëri ñi demoon ci affaire ne nañu criminaliser góor jigéen ñi mais toxum yàmbaabeeg yooyu drogue bi est-ce que criminaliser wuñ ko fi woon fu ñu ci toll xayma nañ ko est-ce que évaluer nañ loolu fan lañ ci toll ak fan la mujjee ay wax yu bëri yoo xam ni da nga koy xeex tey suba yéen a koy xarab nga yéen ñu koy xeex tey suba yéen a koy bañaat mooy ni yéen da ngeen nekk ci benn boule rek di tourner yéen policiers yi di tourner kenn xamu leen foo leen jëm sa waay élection yi nag ñëwagul dimbali leen ñu ngir yàlla ak seen mouvement yii ngeen bàyyi ñi ñu liggéey am na ñi nga xam ni bu marché amul duñu dund dimbali leen ñu bu manifestation amul duñu dund ñooñu rek Sénégal ñooñu ñooy tardel Sénégal de balaa maa di ñu naan ay ñooñu dañu gëm réew mi dañu gëm ci ay duñu dara tardel Sénégal ñoo ñëw tardel Sénégal
bugguñu jàmm Sénégal. di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ni aussi xotal nit wala tiital nit wala di menacer nit wala di ko naan doo ko fi loolu amul sa loolu ku koy def fii Sénégal c'est xamoo sax sénégalais boo leen tiital peut-être suñu journaliste yu ñàkk fayda yooyu mën nga ñi nga xam ni pratiquement manipuler Sénégal rek lañ fi nekkee des journalistes nee nañ ay journalistes lañu nekkee wuñ fi dara lu dul manipuler di gis dëgg nii di gis dëgg di ko transformer pour mu xaw a nuroog ay fen wala di gis ay fen gis fen di ko transformer pour mu xaw a nuroog dëgg naa fee loolu baaxul Sénégal xoolaat leen seen bopp il faut ñu xoolaat suñu bopp toogaat waxtaanaat suñu biir waaw il faut ñu waxtaanaat suñu biir maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni aussi mon point de vue ça c'est mon point de vue sans me indexer personne vie de large vision la bi nga xam ne de large bu nga xam ne moom laa constaté ci semaine yi ñu génn nii li xew yàgg na sax bi ma ko commencé constaté yàgg na ci depuis événement yeeg yooyu c'est mon point de vue ku ma ci vexé nag wala ma tooñ la ci wala wax ci xaw na ñagas si sa côté maa ngi la ci jégalu bu baax a baax ku nga xam ni aussi da nga gis ni vraiment Papis wax bi waru ko waxee nekk yooyu c'est mon point de vue waaw ku mu neex am na lu la neex na nga koy xoolee mais ça c'est mon point de vue lépp rek pour Sénégal j'avais amoon naa benn t-shirt bi moom dama ko floqué woon Sénégal yeewu leen il faudra que ngeen yeewu te lépp lu leen wax ci problème ci journal yeeg site internet yi vérifier leen ko bu leen dégg tëll rek ne dam man presque tout ce qui se passe léegi ay manipulation la lépp li ci ëpp ay manipulation la yàqin dafa am xolo ak sax kemtulay kattan lépp looy wax wala lépp looy jéem a gëm di ko gëm la na nekk sa kemtulay kattan na nekk sa aqulaay taala je veux dire na nekk sa aqulaay taala li nga xam ni sa bàmmeel moo tax ngay wax mais chroniqueur yu bari billaahi wallaahi watallaahi li ñuy wax du seen aqulaay taala barke alxuraan loolu man maa ko wax parce que man mënumaa comprendre yenn yi lu ne fàng nga ne non newul fàng c'est-à-dire nii la def di ko tourner non du n'importe quoi moom Sénégal te il faut ñu jóg ci gis nga li président wax ni assainir réseaux sociaux yi du réseau xolo milieu presse bi la ñu war a assainir yéen journaliste foofu la ñu war a assainir parfois damay dégg journaliste di wax wala chroniqueur di wax dama naan kii est-ce que nit la xolo chroniqueur bi nga xam ni li mu toogoon di chronique ay ati naan ñun bokkuñu fenn ndekete c'est un PDS te c'est un te moo dàq sànni xeer fii bu daan tàmbali danaan ñun suñu aqulaay taala la ñuy wax ñun bokkuñu fenn waxuma la bokkuñu mais c'est un cause non di n'importe quoi ñoom ñëpp noonu pratiquement néew na ay nit ñi nga xam ni ñu ngi def seen liggéey te yàlla rek lañ ci xool bareetul ay journalistes yi nga xam ni léegi sax bàyyi nañu def ay journal yooyu c'est uniquement seen kii mooy di def investigation uniquement pour soit setal nit wala dugal nit loolu baaxul yàlla am na billaahi wallaahi yàlla am na dee leen wax ak seen aqulaay taala mais bareetul ñiy wax ak seen aqulaay taala bareetul waaw di sant bu baax a baax di jéggalu ñëpp nag di wax aussi ni wax naan Nimzatt moom damay gën di wax rek te aussi il faut may gën di interpeller parce que y a des choses yi nga xam ni buñ ko réglé rek vraiment fii day neex trop waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di suñu panel bi di sant du ma lim daal bu ma limee rek damay juum mais kat koy Géejawaay yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm